ok les gars gis ngeen comme dab maa ngi jégalu nag ñoom ñoo koy dagg mais buñ ko daggee gars yi restez sur place et partagez que sénégalais yëpp xam ne parce que quand on parle de preuve y a des gens lu wax naa leen ko waxati leen suñ commencé wax ci corona Facebook daf koy dagg day restreindre yenn page yi nga xam te ni pour bàyyi bañ gars yi am information yi et parce que ñiy wax ñëpp la plupart du temps dañoo am ay preuve yu leer pour wax te foo leen teg ñu wax seen i preuve mu leer li nekk ci vaccin yi doon ay musiba yu kenn mënut a xam fan la jëm gars yi comme si dañoo jël ne vaccin yi biñ ko utiliser xam ne zeng dañuy jël ñi nga xamante ne ñu ngi ci réanimation nekk presque buñ ko mënee wax en phase terminale wala bokk nekk ci assistance respiratoire ñu gis ne bi leen traité ak zeng dañoo jóg moins de 24 heures ñenn ñi moins de 72 heures gars yi ne duñ ko accepté boobu traitement dafa yomb parce que non seulement c'est pas lucratif maanaam bëriwul koom-koom pour industrie pharmaceutique yi. ok gars yi comme d'après gars yi koy dagg maa ngi jéglu baax gars yi ñu dema dem yaa gars yi partagé vite fait dafa baax sénégalais jot yi nga xam te moo am les gars partagez les gars man moom lu may wax rek génn pour ay affaire buzz damay génn man li ma ñor ma ce sont les sénégalais ñoo ma ñor les africains gars yi sànq maa ngi yemoon ci vitamine C am spécialiste yu génn jël vitamine C gars yi may leen ma jël cloche bi pour ñu bëgg a dugg comme dab ok gars yi c'est activé pour ñu bëgg a dugg yëpp mun xam nga nee naa leen hydroquinone sans publication la am nee naa leen zinc war na efficacité am war naa leen vitamine C war na efficacité am vitamine D pareillement war na efficacité am yooyu yëpp ñu bañ ko ba nga xam te ni ok les gars comme dab rek ma yëpp may déplacé wu fu mu gën a baaxee rek mais anyway essentiel mooy ñu continuer ñëpp xam lan moo xew exactement c'est important pour nous tous je crois bien que c'est important ok fekkee son bi baax na ñu continuer les gars waxoon naa leen li nga xamante ni moom mooy vitamine excusez-moi les gars je me déplace mu gën a baax pour tout le monde ok les gars bu dee son bi ok ne les gars ñu continuer vite fait déranger wu ñoom nañ def leen neex waaye du tey nañ continuer li nga xam te ni moom mooy live bi fekkee son bi itam baaxul comme daf du delluwaat continuer ko rek ñeme ko fekkee son bi baaxul les gars fekkee son bi si c'est ok dites-moi que c'est ok ok merci damay wàcc sax ci suuf may jaral mu wàcc ci suuf parce que ñii moom boo raga ñoom yéen ngi dégg bi ñu defee noonu ñoom en réalité ñu ne ok laissez-moi aller à l'intérieur c'est mieux je crois laissez-moi aller à excusez-moi les gars je suis désolé hein mais anyway yi nañ continuer rek ok parce que fu ma toog dañ koy dagg mais am problème léegi OMS bañ na du nangu li nga xamante ni mooy non seulement publication yooyu ak essais yi nga xamante ni def nañ ko muy essai public clinique yi nga xamante ni def nañ ko mu nekk essai clinique yi nga xamante ni dañoo def seen i résultats def seen i preuve ñëpp teg ci seen i bët mu doon essai yi nga xamante ni kenn du ko nii kenn du ko weddi def na seen i preuve les gars lu tax nag OMS bañ ko bi ci juutu nee naa leen y a des gens qui sont derrière am ñi nga xamante ni ñu ngi derrière ça ku ci mel ni Bill Gates ku ci mel ni ñeneen ñoo ñëpp après naa ci ñëw pour nit ñi comprendre lan moo waral deuxième vague bi la leen bëgg a def ak yan saloperie leen def ci biir ngeen baal ma ci terme bi yan saloperie leen def ci biir vaccin bi bu ko forcer te aussi tam ma wax leen ñaari vaccin la gars yi dama ne 2 types de vaccin la donte génne leen vaccin yu bëri mais 2 types de vaccin yenn vaccin yi nga xamante ni c'est pour le 5G contrôler les habitants yi nga xamante ni moom mooy les occidentaux beneen vaccin bi moom mooy vaccin yi bi nga xamante ni dañ ko bëgg a introduire en Afrique non seulement pour les contrôler diminuer seen fécondité diminuer seen mentalité ak leneen leen bi nga xam bi ñu andi Afrique moom moo gën a garaaw loolu moom maa leen ko moo gën a garaaw fuuf bi nga xamante ni moom la ñuy mettre moom la ñuy nekk en France wala boog nangam parce que boobu c'est juste pour contrôler seen population la c'est juste pour les contrôler mais bi ñuy introduire en Afrique boobu nag mooy catastrophe bi parce que nee naa leen gars yi jàpp leen couvre-feu dina amaat dégg leen bu baax ma xam leen ma ne état d'urgence nañ ci nekk couvre-feu dina amaat man maa leen ko wax couvre-feu dina amaat te couvre-feu boobu ñuy amaat c'est pour lan pour wax ne comme français yi ñu ko defee Sénégal itam defee que ne lan Sénégalais yi leen toog léegi nag comme que bu ñu bëggee couvre-feu bi dañ wala ko bëgg a circuler ci il faut ñu piquer la wala ñu ñàkk la nga am sañ-sañu génn war a mën a doxi wallaahi ku ko ci nangu dee nga yow moom da ngaa dee di dox ci gàttal lekk ndax loolu lépp nee naa leen naa ci ñëw ndax booy xool après organisation mondiale dafa jël ci Pfizer ak Moderna bi nga xam te mooy ay laboratoire yi nga xam te ni ay scandale lekk ci leen dëkk
ñu ne ñoom seen i vaccin rek leen gëmm tekki seen bët te nee naa la Sénégal ñaari laboratoire yooyu noonu bii ñooy fournir Sénégal seen i vaccin kenn mënu ci dara te lii maa leen ko wax noté pour fa dina am ma ne Pfizer wala Moderna ñoo ne fournir ay vaccin mu neex mu naqari foofu la gars yi di jëm kooku moom maa leen ko wax. ok kii nee na ma Mass yow médecin nga wala santé du lu ni caaxaane frère dama ne bu médecin yi amoon virologue yi bu ñu amoon seen fulla wax seeni wax ñu duñu wax bu ñu amoon fulla ne déedéet ñun duñu wax mais xam nga li gën a bon def santé wala nangam toog ne pat li lor sa askan nga toog ne pat ne doo ko ci wax gis nga fii àdduna dama ne publication yeeg la ci des ak recherche ak virologue yeeg la ci des ku neex nga def lu neex waaye fii xam nga fa la nekk ñu ngi ci 3e millénaire ku yaakaar ne mën nga fay def lu nëbbatu nax nga sa bopp ku yaakaar ne mën nga fay def leneen nax nga sa bopp gën a décret ne kenn wax ci sax ci corona wala covid 19 nax nga sa bopp dañ ciy waxta dañuy alerter Sénégalais yi dañuy alerter ñëpp kooku moom maa la ko wax dégg nga Mass non seulement benn communiqué de presse la Pfizer def ci vaccin bi par ngeen mës a gis ci vaccin bu nu génnee amul revue wala publication scientifique ñu def leen communiqué de presse tout court fan la am dama ne même les médecins sont divisés sur ça même les virologues sont divisés sur ça ñu ci ëpp ci ok ba tey gars yi ñoo koy tagg mais anyway bu nu bougé les gars partagez que ñëpp jot ci bu nu bougé que tout le monde reste ku ci am looy wax waxal anyway ici on est en démocratie l'essentiel c'est sensibiliser les Sénégalais suñuy parents yi nekk ci ginnaaw parce que non seulement bu ko kenn nëbb am na ay doom yi ni jël di ko jox suñu doom yi ci école yi xam nga yéen a ngi déggam dégg ñu bëri yëguñu ko ay doom yi ni jël ne dañuy déparasiter suñu doom yi dig leen ko jox ci école yi dama ne ko ci sa doom jël benn doom wala buñ ci jox benn doom allez porter plainte xam ne jox nañ sa doom musiba lu leer laa leen di wax nii parce que doomu jàmm doo ko jël fekk école di ko jox ay di ko ñàkk wala di ko jox ay naan da nga koy déparasiter affaire yooyu teguwul fenn ay caaxaan la parce que ils ont compris que les Sénégalais wala boog les gens maintenant dofatuñ yeewu nan xam nañ ce qui se passe ñu koy bañ les gars ñu continuer boo xoolee li nga xamante ni mooy virologue yëpp moom lañ d'accord ñu ne fekkee dañoo am benn épidémie bu contagieux ba nga xam c'est mortel ba nga xam dafa contagieux ba pare mortel ba nga xam dafa gaaw a waale pare gaaw a rey boobu dañ ne propagation maanaam wallaayam ni muy wàllee du gaaw je m'explique fekkee da nga am benn mbas ba nga xam te ni day gaaw a rey taf-taf kooku wàlleem du gaaw te du yaatu lii ma leen di wax lu leer laa wax xam lu tax du gaaw du yaatu bi ci jiitu ku mu dal bala ngaa tal wàll keneen dee nga ku mu dal bala ngaa tal wàll keneen dee nga fekkee nag dañoo am mbas ba nga xamante ni day wàlle bu baax te day wàlle te du gaaw ba nga xamante ni du gaaw a rey kooku wàlleem day yaatu est-ce que yi ngi dégg xam nga laa bëgg wax foofu wàlleem du yaatu bi moo répété waat gars yi ñu déggaat dama ne bu ñu amee mbas ba nga xamante ni daa gaaw a rey wàlleem du yaatu parce que ku mu dal dee nga ba pare non seulement mën na la paralyser loo manqué loolu nga mën a déplacer pour nga am doo mën a nekk ak kenn parce que ni mu lay dalee noonu la lay escanté ci saase fekkee ne dafa dem mbas ba nga xamante ni gaawut rey wàlleem day yaatuwaate waaye gaawut rey moo tax taux de moo tax li nga xamante ni moom mooy taux de létalité bi réyul noonu ci coronavirus tey ji Sénégal ñaata ñooy xëy di dee kenn xamul ñu mu toll ñaata ñooy xëy di dee les gars partagés ñaata ñooy xëy di dee te nekkul Covid 19 kenn xamul nu mu toll te yeneen maladies yi ci ay insuffisance rénale ak yeneen ak ci malaria ak naam ñaata ñooy xëy di dee te kenn xamul nu mu toll est-ce que yéen a ngi may dégg loolu nag tey ñu bëgg a ñoo forcer ay couvre-feu ay nangam ay vaccin ay caaxaan la yéen ngi dégg tey ji boo xool vaccin yi ci ay chiffres yu leer laay wax ak ay statistiques yu leer ki nga xam te ne mooy professeur Combe bi ñuy def yenn essais yi ci vaccin bi surtout bu Pfizer bi dañoo gis ne groupe de personnes yi ñu ko defewoon 15,8% ñoom bi leen ko defee dañoo am ay feebar yu am yu toll ci 18 degré ba dépassé ko di dem xam nga yéen nga may déggam déet mu am beneen groupe ba nga xam te ne 45% ci groupe bi ñoom non seulement dañoo mujj sax jox leen yeneen garab pour que ñu mën a calmer seen vomissement yi ak seen miiraay pour ñu mën a tëdd stable ñu gis na 55% ci biir groupe boobu tamit 55% ci biir groupe boobu noonu ay maux de tête yu terrible lañu am boobaa nag dinaa wax lan moo nekk ci biir vaccin ba loolu di am loolu nañ ci ñëw léegi yéen a ngi dégg ñu gis 62% ci biir groupe boobu am ay fatigue yu graaw a graaw loolu mu nga xam ne moo nekk ci biir vaccin yi yooyu lay andi di ko def ci kaw nit ñi dama ne les gars bu nax suñu bopp l'industrie pharmaceutique lu lucratif lay wër business la ñuy def entreprise la xaalis la ñuy wër su sañoon nit ñi duñ wér chaque fois dañuy feebar ñuy mën di jaay loolu moo tax nee naa leen zinc wane na efficacité am vitamine D wane ko vitamine C wane ko artémisia wane ko
OMS bañ ne loolu noonu nga xamante ni wane na li nga xamante ni mooy efficacité am du ko cautionné te du ko validé du loolu moo koy traité ñoom day def recours ci vaccin yi kon xam nga ne ñoom waaw Momar ziar naa la bu wér Momar ziar naa la kon xam nga ne loolu noonu waaw Fata dafa son bi dafa ñëwut wala kon xam nga ne ñoom nar nu jàmm te bëgguñu jàmm te duñ def jàmm parce que daa am fu nu jëmee te fa nu jëmee nag mooy caprice yenn Richard yi kese parce que ku mel ni Bill Gates il est très riche ba nga xam ne moom bëggul dee yaakaar na ne moom du dee ci àdduna ak ñeneen juste nag léegi nag ñu ngi ñëw nag ci lu gën a importance mooy lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi nee naa leen dan may bàyyi wala ñu jël si ma rek waaye damay wax lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé nañu soog a démarré ci loolu lan moo nekk ci biir vaccin yi dafa am solo loolu lu nekk ci biir vaccin yi kun ko wax da ngay jàpp si nopp ne mënut a nekk te yàlla xam ne moo nekk yàlla xam ne moom moo nekk lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé s'il vous plaît partagé vite fait partagé gars yi xam lan moo nekk ci biir vaccin yi gars yi partagé vite fait partagé les gars partagé gars yi vaccin yi bi ñu ko defee ba pare dañ cee gis ñeenti xeetu mbir yu nekk ci biir vaccin yi ya nga xam te ne jurul jàmm ci askanu jurul jàmm ci kenn xam nga yéen nga may déggam déet ñeenti xeetu mbir ya nga xam te ne bi ñu ko defee jurul jàmm ci askan wi jurul jàmm ci vaccin yi te ku ko utilisé jurul jàmm gars yi partagé dafa jox sénégalais xam nañ moo nekk ci vaccin bi ñëpp xam ko gars yi bi ci jiitu dunoo gis 4 fragments ci biir vaccin yi 4 fragments de VIH1 yéen nga may dégg bu baax dama ne biir vaccin yi li mu composé vaccin yi dafa am 4 fragments de VIH1 nga xam ne ndax yéen nga may déggam déet du quantité bu bari bu tax mu la may la sida mais dafa nekk quantité ba nga xamante ni day tax si cellule mën a reconnaître virus boobu noonu dama ne 4 fragments yi ñoo ci nekk bi ci jiitu mooy dama ne 4 mbir yi boobu moo ci ñu oto pour man bi ci jiitu mooy 4 fragments 4 fragments bu VIH1 moo ci nekk beneen bi ci toppaat li nekkaat ci biir vaccin yi dama ne gis nañ ci ay séquences su germe malaria xam nga yéen ngi may dégg ay séquences su germe malaria gis nañ ko ci biir vaccin yi li mu composé ba tey laa leen di wax gars yi ñu dama ba mu yàgg ñu ne gis nañ ci aussi 157 séquences su ADN ak protéine yaa ngi may dégg ba brevet US 8 243 718 B2 yéen ngi may dégg ba tey de beneen ba ci topp bu ci gën a doy waar moom mooy les nanoparticules muy 4 mbir yooyu nga xam te ne mu ngi ci biir vaccin yi te kenn du ko wedd kenn du ko nié moo tax Europe ñu bañ moo tax Italie ñeneen ñi bañ moo tax France ñeneen ñi bañ vacciné wu moo tax gars yi di leen ko forcé ak ay passeport vert ne leen ku vacciné wul dèjà mënatoo déplacé wu mënatoo dem ci resto mënatoo dem ci nit ñi ñu bëri looloo nekk dëxañ ci biir vaccin yi pour jël nit ñi contrôle leen pour jël nit ñi feebarloo leen pour jël nit ñi limiter seen i jur pour jël nit ñi limiter maanaam lan faxal bëgg dugg leen ci beneen phase muy phase immortalité wala bokk ci beneen phase ba nga xam ne ni amul benn njariñ ci askan wi au contraire dañuy rey nit ñi surtout nit ñi nga xam te ni dañoo jàppee ay sujet de niveau 3 ñun dañoo jàppee ay sujet de niveau 3 ñun calculé wuñ ñu dañoo jàppee ay genre ay ouvrier maanaam ay jaam ay genre comme animaux la ñu jàppee ouvrier duñu dee ñu xool ñu gën a force ñu gën a feebar ci ñu rey leen point très bas ku ko dégg baax na ku ko déggul baax na mais lii ma leen wax nii dama ne tous les grands spécialistes gis nañ ne d'accord nañ ne ñeenti mbir yi mu ngi ci biir vaccin bi ci jiitu mooy 4 fragments yu VIH1 ne benn gis nañ ci ay séquences yu germe malaria ci biir muy 2 gis nañ ci 157 séquences yu ADN ak protéine yu brevet US 8 243 718 B2 ya nga xamante ni kenn du ko nié yaa ngi may dégg ya nga xamante ni mënuñu ko expliquer ñoom nanguwuñu ko expliquer nit ñi en réalité lan moo ci nekk ak ay nanoparticules léegi nanoparticules yooyu dafa ànd ay ARN ñoo ko def mooy ARN messager ñoo ko def ci loolu la ñu nar a dugg muy ARN messager yooyu ci la nar a dugg ndax am na xam ne boo koy wax nit du la gëm te du la nangoo gëm dama ne am na xam boo koy wax nit du la nangoo gëm mais mooy am gars yi nag dañuy jot ñu taxaw laajte lan mooy nanoparticules yi ak ARN messager bi nga xamante ni mu ngi ci biir vaccin yi nar a yóbbu nit ñi addo nar a xañ nit ñi seen liberté nar a tax ñu contrôler askan wi nu mu leen neexee gars yi déglu leen bu baax dama ne fii kulli ajjee ko mën ñoom mun noonu def leen neex waaye foo dem am na des gens dignes am na ñi nga xam ne ce sont des vrais patriotes am ñi nga xamante ni fu ñu gisee musiba dañuy ñëw génn ko mu leer waaw mu ne bu Afrique dofloo ba vaccin yi wala frère yegg si na fi dama la koy teel a wax nga dégg dama ne xam nga vaccin Covid 19 yi mais nanoparticules yi
am na déjà ñu koy consommer parce que les boissons yi ngeen jëlee à l'étranger muy boissons yi nga xam te ni kenn du ko broyer ñu xam ne ñoom amul benn risque bi nga xam te ni boo ko naanee di nga broyer yi nga xam te ni mooy nanoparticules déjà am na yéen vous n'avez rien compris lan mooy consommation yi ngeen di exporter muy ñëw fi ngeen koy utiliser bu ngeen xamoon ne déjà am na ñi nga xam te ni présent na ci ñoom di ngeen ñu bëri dinañ comprendre moo ci nekk gars yi lan mooy ARN messager gars yi dafa am lu naan ay nanoparticules yu nekk ci biir vaccin yi nee naa leen sànq bi mu leen expliqué ne leen am na ñeenti musiba yi nga xam te ne mu ngi ci biir vaccin bi ci des bi ci jiitu moom mooy nee naa leen ñeenti fragment yu VIH1 nee naa leen ay séquence su malaria germe malaria nee naa leen 157 séquence bu brevet comment dire ay séquence su ADN ak protéine bu brevet US 8 243 718 B2 nanguñ ko wax aussi tamit gis nañ ci aussi tam moom mooy li nga xam te ni ay nanoparticule boobu moo ñu gën a intéressé yeneen yi moom c'est trop technique ñu bokk médecin yi bu amee médecin bu gëm boppam dina ko wax bu amul bu am gëm boppam du ko wax bu amee virologue boobu bu nga xam gëm na boppam dina ko wax te am na ñu ko jot a génn di wax bi ci gën a doy waar ci mbir mi mooy gars yi moins de 10 mois on a tellement de vaccins ci Covid 19 bi nga xam te ni gars yi maîtriser guñ ko sax ndax day changer forme wala changer wul forme gars yi am nañ autant de vaccins ba bëgg koo forcer nit ñi te Sida mu ngi fi depuis 40 et quelques ans gars yi jéemuñu ci dara taxaw ne léegi am nañ ci ay rôle am nañ ci solution vite fait kon gars yi ngeen yaakaar ni c'est programmé depuis dama ne premier séminaire ñu bàyyi xel ci lu ma leen di wax premier séminaire bi nga xam te ni moom la gars yi njëkk a def mu jëm ci les nanoparticules ñu ngi ko def en 2012 ñeneen ña ñoo fa nekkoon ay milliardaires ña nga fa woon loolu dinañ ci ñëw incha allahu rabi ndax dina leer ay milliardaires ñi nga ci woon mais li ñu gën a intéressé mooy nanoparticules yi nga xam te ni mooy ARN messager pourquoi mu doon benn mbir ba nga xam ne mi ngi soog a bees nekk ci biir ay vaccin ak lan mooy rôle am lan lañ ci nar a def les gars dama ne ARN messager bi moom mooy dugal nit ñi ci li naan 4e révolution industrielle maanaam 4e révolution industrielle mooy nit ka nga xamante ne du robot du nit xam nga yéen nga may dégg lu tax du robot du nit parce que am na ay particules yu ñuy def ci biiram ba nga xamante ni dina mën a tax ñu contrôler ko par 5G dina mën a tax ñu xam fan la jëm dina mën a tax ñu xam état de santé am dina mën a tax ñu xam lan lay def ak fan la nekk ak ba lu muy wax moom mooy 4e révolution industrielle bi nga xamante ni ñoom ci loolu leen basé wu bu ko forcer nit ñi kon Covid 19 bi prétexte la lay gars Covid 19 bi prétexte la te li tax mu doon prétexte moo wax leen ko ne leen am na benn forum bu nekkoon États-Unis bu defoon ay publication ñoom ci boppam defoon ay publication c'était en 2012 ñoom it ne dina am ñeenti mbir yi nga xamante ni moo mën na installer nouvel ordre mondial bi mooy dañuy créer épidémie bu jugee ci reen animalière maanaam kay boobu gars yi gëm comme d'après gars yi koy coupé mais anyway dañuy continuer soxna si nee na dafa xaw a tiit mais sëñ Fallou rek képp ku nga xamante ni yaa ngi def te yàlla tax te li ngay def pour yee askan wi suñu borom moo lay protéger boppam man sama bopp bos dénk naa ko subhaanahu wa taala soxna si yaayee tiit nag tax fi ñu jëm moom dafa xaw a doy waar waaw mais juste pour wax leen les gars ñu continuer ne leen gis nga loolu publié depuis 2012 defaat ko aussi premier forum bi nga xamante ni moom la defoon ci li nga xamante mooy li nga xamante ni Babacar mon ami ça fait longtemps ziar naa la namm naa la barke Rasulaay foo nekk j'espère bien que yaa ngi ci jàmm ok ñoom seen pexe yëpp mooy na leen def mën a contrôler nit ñi kon depuis 2012 ñoom ñu ngi ci ay pexe yooyu nag ñu nekk dañoo bëgg a defal nit ñi li nga xamante ni moom mooy identité numérique boobu noonu ñu bëgg a defal nit ñi les gars excusez-moi maa ngi ñëw identité numérique yooyu ñu bëgg a defal nit ñi fu ñu ko mën a def léegi identité numérique boobu ñu bëgg a forcer les gars yi neewoon naa leen sax dama koy tudd dama ne fondation américaine bi nga xam mooy Rockefeller en 2010 danoo amoon benn publication bu ñu defoon benn rapport c'est confirmé vous pouvez aller sur le net ngeen xool rapport bi dana ci biir rapport yooyu noonu pour jël nit ñi ñu am ay identité numérique gars yi comme da partagé waxoon naa leen yéen yi boo ci commencé dëggu rek dañuy dagg live bi mais garaawul les gars ñu continuer partagé yéen ngi dégg gis nga fondation boobu noonu ñoom niewuñ que ne ñoo def publication bi ñoo def rapport bi en 2010 ne sànq maa leen ko doon expliqué ne pour maanaam def li nga xamante ni moom mooy identité numérique danoo soxla ñeenti mbir no gars yi fu ñu jëm ak ñun no my god askan wi dal leen ñëpp di tiit di daw lii lan moo xew lan moo ko dindi lan leen def ba mën koo dindi affaire yooyu noonu yaa may dégg
rapport mu ne ci 4 scénario leen koy defee 4 scénario sànq expliqué naa leen scénario yi dañuy planifier benn épidémie dañuy ok les gars comme d'hab rek yéen ngi dégg ñu koy njëkk a defee mooy sànq nee naa leen dañuy créer benn mbas ñëpp ti daw mbas mi ñu ngi ko jëlee ci benn buñ ko créer ba pare dañuy créer benn mbas d'abord deuxièmement dugal ko ci ay jur maanaam lu nekk ci ay jur comme ñu ko defee woon xool leen gars yi même chose que leen ko defee Ebola même chose dañ ko defee ak ñeneen même chose dañ ko def ak ñëpp xam nga yéen ngi may déggam déet Ebola ci àll bi la jógee Sida ci àll bi la jógee nangam ci àll bi ñoom wala bokk ci ndox mi noonu la ñuy def dañuy créer des choses dugal ko ci li nga xamante ni mooy jur yeeg noonu ñun ñu consommer ko wala ñoom en contact ak ñoom ñu ne waa jur yi kat noonu la wàll lii wala ñu ñoo ko lekk wàll ñi ñoom xam nañ ne noonu la mën a atteindre ni nga xamante ni mooy nit ñi suñ ci paree ñoom ñu def li nga xamante ni moom mooy ay couvre-feu tëj nit ñi ne bu kenn génn buñ tëjee nit ñi ba mu yàgg ñu créer ay vaccin ci vaccin yooyu nag ci la ñuy dëxëñ mooy li ma leen waxoon sax li ñu bëggoon buñ paree ne ku bëgg a circuler bala ngay lor askan wi il faut que ñu mën na vacciner su ko defee nga wér set mën a ani alors que ñoom wéroo setoo de ñoom ñoo ko créé am nañ antidote bi dafa ñu dina jàppale mais ce qu'ils cherchent à faire lan idée bu nekk derrière eux moom mooy lan mooy ñoom dañoo bëgg a chercher contrôler askan wi dañoo bëgg a jël nit ñi dugal leen ay nanoparticules parce que nanoparticule mooy la nga xamante ni ay nanomètre la 1 millième de mètre la maanaam bët du ko nit du ko teg bët kun ko wax na nga ne loolu ñu ko mën a defaree dama ne gis nga jàngoro nit du ko teg bët microscope moo ko teg bët gis nga jàngoro noonu ñu ko créé noonu lañ créé ñoom ay nanoparticules yi nga xamante ni non seulement dina émettre ay signal ak 5G non seulement dina adéquat ci nit ñi te nit dina ko mën a supporter dina ko bët ñu mën la ko ñuux te problème du am dama ne kooku wax nag des fois xelam tey mu ne loolu la mën a nekkee xalaatal 1998 wala nga aneel koo ne woon di leen créer portable tey ma ciy live di ci connecté mu gën a efficace sama ordinateur portable kan moo koy gëm moo tax may la 4e révolution industrielle mooy lan visé wuñ ko ci ay machine visé wuñ ko ci dara mais ci intelligence artificielle ñu connecté wu ko ak doomu aadama ci loolu lañ visé li nga xamante ni moom mooy 4e révolution industrielle te loolu pour mu am il faut que nit ñi xam ne nit ñi duñ accepter seen liberté mayu leen ngay accepter ñu lay exécuter des choses yoo xam dañ lay contrôler foo toll raison pour laquelle ñu créé pandémie bi boobu noonu ndax su ngeen xoolee gars yi ba tey ARN messager bi nga xamante ni moom la gars yi def ku mel ni Jean Calic moom mi nga xamante ni moo doon proposé moo doon wax naan doomu aadama toll na fa nga xam ne dañ ko war a mën a def mu nekk moitié nit moitié robot moom moo ko doon wax nga jël li ñuy wax Loki Weiss moom mooy patron Google bi nga xamante ni dafa investir ay milliards laa leen wax investir ci li nga xamante ni mooy les nanoparticules parce que ñoom business la ñuy defi ay business la ñuy defi de pour seeni futur mais mën a contrôler askan wi ba ëllëg mën a instaurer nouvel ordre mondial bi nga xam ne ni dañ ne intelligence artificielle moo koy doxal te intelligence artificielle boobu noonu di ko doxal ñan ñooy doon patron yi mooy les gens les plus riches Microsoft ay Google ay Tesla comme ay Chine des gens puissants nga xam te ñoo nekk ci catégorie boobu noonu ñooy contrôler nit ñi far fos nit ñi day nekk ay sujet mu neex mu naqari ku bañ obéir ñu envoyé benn décharge wala ñu envoyé benn affaire boo xam daf lay rey bul sox sonn loolu lañ bëgg xam ndax yéen ngi muy di gëm déet parce que ñoom seeni caprice jéggi na foofu noonu ku ci mel ni Elon Musk moom mi nga xam demoon na bari nañ jël piis ñu implanté ko suñu bopp doom yi wala suñu bopp ñëpp ba nga xam ne ñi dañuy communiquer xoolante di communiquer par intelligence artificielle di mën a waxtaan ak intelligence artificielle di mën a waxtaan lépp di mën a connecté wu directement ak sa bopp maanaam nga bëgg connecté wu ñu placé la benn piis sa bëdi di défilé ay Facebook ngay def page bu la neex wala nga def loolu neex ku ne loolu kenn du ko nié dem leen ngeen xool lan la Elon Musk proposé loolu kenn niéwu ko li ma leen di wax ba tey boo jëlee ki nga xam te ni mooy Kolosov mooy ki nga xam te ni nañ mën a lan fusionné identité numérique ak identité physique ak biologique bu doomu aadama njur ko fusionné ko gis ngeen ñii ngeen gis en 2012 ñii ma leen limal fii ñoom ña nga woon ci forum boobu noonu ñoom loolu lañ gisoon jamono jooju noonu pour jël doomu aadama lëkkale ko ak ay robot pour mën ko contrôler en réalité ñoom loolu mooy seen pexe ñoom loolu leen bëgg gars yi soxlawul sax décor wala muy leer mais partager Sénégalais yépp lu xew moo tax ñu ñuy jox suñu doom yenn affaires yi xamuñu ban musiba la ñuy dund sax ndax dama ne ñoom dañ ne intelligence artificielle moo mën a gouverner monde bi ñëpp am jàmm ñoom loolu lañ wax de te intelligence artificielle boobu ñoo koy contrôler ñoom ñoo koy contrôler ndax boo jël ki ci mel ni Bill Gates ci lu ndaw rek laa leen di wax boo jël ko ci mel ni Bill Gates sama baat ci kaw yéen a ngi gis bu ngeen demee hôpital Fann wala fenn yéen a ngi gis ay oto ay 4x4 yu def Gavi Gavi boobu noonu Gavi gën naa ci ay Pfizer rek nangam de mais Gavi boobu noonu lan la ci Bill Gates di def ak lan la ci am ca wàll dama ne Gavi boobu noonu
dafa am ñaari Gavi nag benn Gavi la waaye Gavi bu ne ak rôle am gars yi Gavi boobu noonu Bill Gates mu ngi ciy investir chaque at lu mu néew 3 billions bu mu ne billion nag mooy 3000 milliards la ci investir chaque année pour que lan mën a leen atteindre ku ne xam ne Gavi doole bu mu am fi Sénégal ku ne xam ne lan lay investir fii ci santé ci wàllu Sénégal ak ci Afrique feneen ak feneen ba pare amaat beneen Gavi ba nga xam ne Microsoft moo koy doole directement muy Gavi identité numérique 2020 bi nga xam ne ñoom ñu ngi ci liggéey moom xam nga fee mu ngi ko jox 3000 milliards mais pour contrôler médias yi pour que duñ am problème bu su sensibiliser nit ñi xam dem na li nga xam ne mooy fondation Bill Gates mi ngi jox ku ne xam ne BBC crédibilité bi mu am bu waxee nañ gëm wala duñ gëm dama ne mu ngi ko jox 53 millions de dollars par année ak yeneen i médias exemple rek laa leen jox ak yeneen i médias tey nga jël ko mel ni docteur Anthony Fauci ku ne xam ne mooy kan ni mu taxawee ci wàllum recherche ak nanogravure ak nano médecine fu mu ci toll affaire yooyu noonu dama ne chaque année Bill Gates mu ngi ko jox 18 millions de dollars kon xam nga ne ñuy préparé nañ 16 ans yi nga xam ne riche na préparé nañ pour ñun dugal ñu ci li nga taxam lu tax may leen couvre-feu dina amaat li tax may leen far force mu neex mu naqari dinañ fas yéene jël nit ñi def leen ay couvre-feu ne troisième pandémie gis nga bu baaxul pandémie bu baaxul pour ñu mën a injecter ñëpp gars yi maa leen wax Covid 21 dina am wala Covid 23 man maa leen ko wax fii noté ça bu baax xaw ma na ma fi fekkam du ma fekk mais dina amaat ba xam te ni mooy gën a graaw ba xam ay séquences maladies yu gën a danger lañ ciy def pour que nit ñi mën a gën a tiit pour que ñu mën leen a forcer vaccin yi ñëpp mën koo d'accord lii maa leen ko wax bu bii baaxul ñoom danañ tànte beneen mais nag nit ñee am fulla ban fulla lañuy am mooy ak lu mën di andi ñu bañ dama ne bu njëkk ba fi ay yàq di nekk ak ay ñaq ak ay ñoomin reen ak yooyu noonu suñu maam yi doon dund santa mosuñu am benn problème ndax sànq wax naa leen ne leen ci identité numérique yi lax commencé na ñu bëri comprendre naan fan la commencé gars yi ci identité numérique yi foo demee fu naan Indonésie boo fa demee dan lay subventionné sa gaz bi ngay toggee bu dee nangu nga am identité numérique ñu injecté la piqûre boobu noonu gars yi allez vérifier li ngay jëndee gaz mooy gën a néew ki nga xamante ni daf koo accepté koo gën a néew la lu mu koy jëndee mooy Indonésie pour wax leen ne fu mel ni Israël ñoom nee nan ñëpp la ñuy vacciné far forcé ba tax bu la vacciné bu la heure bu la neex génn dem mën nga nekk ñu am Covid 19 ak boo ñëwaatee kenn du la mettre en isolement kenn du la écarté ak nangam parce que ñoom d'accord nañ ci parce que lépp lu ñuy complot Israël mu ngi ci biir te Israël bu nekk ci biir loolu la ñuy complot moom daf ko arrangé parce que Israël il est détesté te ku ne xam ne Israël mooy gouverner en réalité li nga xam te ni wala bokk sont les juifs en réalité ñooy gouverner li nga xam te ni moom mooy États-Unis d'Amérique qu'on le veuille ou non kenn mënu ci dara gars yi nga dem Bangladesh dama ne xale bu juddu léegi Bangladesh dañ lay defal identité numérique par force dama ne Gavi bii ma leen tuddal sànq moom moo signé ay protocole d'accord ak gouvernement bu Bangladesh ci boppam ak waa Bangladesh ci boppam autant pour moi excusez-moi Bangladesh ci boppam xale bu fa juddooti dañ lay defal identité numérique ci nii wala ci naa yaa may dégg moom nekkoon na directeur benn groupe ci biir li nga xam te ne mooy Institut Pasteur ba virus bi nii mu ngi ko fekkoon Chine bi muy def soo ko déclenché wu te temps yooyu ñoom ñu ngi fa woon ba ci sida ñoom ñoo isolé woon ay séquences sida bu ngeen suivre sama live passé ñoom ñoo isolé woon ay yenn séquences sida yi dama ne professeur boobu noonu nekkoon prix Nobel 2008 nekk Institut Pasteur moo affirmé moo taxaw wax ci ay plateau télé mu ne vaccin yi wala Covid 19 bi am na ay séquences su VIH ak malaria moo ko arrêté ci François benn plateau bu ñuy wax François moo ko fa wax gis nga professeur boobu noonu il est réputé et respecté moom moo ko wax kon ñoom nëbbutootul dawatul ci lenn li nga xam te ni ñoo koy def mu ne propos la ay propos la jëm ay propos bi ñu ko introsé dafa ne pas âgé de VIH pour faire un grand protéine de VIH et une assez de matière pour modifier le génétique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine de la corona pour la faire reconnaître par nos systèmes immunitaires. VIH. Dans ces propos. Gars, c'est vrai que bind bi dafa xaw a naqare lire mais ay propos la moom moo ko wax donc loolu xam nga ci la ñuy dugal bi ci jiitu mooy que sénégalais yeewu leen
yeewu leen wax leen sunu maam bu nangu vaccin yi dem leen si école yi ngeen ne docteur école bu ñu vacciner seen doom yi dem leen ngeen ne bu ñu jox seen doom yi ay garab daw leen les vaccins yi nga xamante ni ñu ngi koy andi naan Covid 19. beneen bi ci topp il faut ñu am fu le faire face ak gouvernement bi ne leen accepté wuñ couvre-feu accepté wuñ li nga xamante ni moom mooy ay passeport wala ay laissez-passer vert accepté wuñ ko il faut que ñu faire face te gars yi maa leen ko wax te gis nga bu ñu bañee loolu dinañ andi Covid 21 dinañ andi Covid 23 gis nga tey bu ngeen xoolee xalifa généralu Medina Baye génn na moom moo génn ne garab bu ne doon na ko andi jaay wax mu leer nañ mais dafa mel ni sénégalais na ma ngeen baal ma ci àqare am ñoo xam déggeetum fii mais fii la ñuy déggee fii la ñuy déggee en réalité am na sénégalais xam déggeetum fii la ñuy déggee maanaam je m'en fous bu ñu demee nag ba mag ñooñu comprendre enjeu bi bay sensibiliser nit bay toog milliards yooyu ñuy def foofu c'est pas pour nous aider mais c'est pour le propre intérêt parce que imagine tey jii à longue distance Microsoft wala yeneen ñeneen am possibilité contrôler samay émotion yéen a ngi dégg pour ñoom ñu toll à distance mën a contrôler askan wi nu mu leen neexee kaay lu mel neexee nangam parce que ñoom yàgg nañ koy wax gëmuñu ay jur yu ñu jur rawatina nit ñu ñëw ni gëmuñu ko ci sama vidéo ba ngeen xoolee chronologie sama vidéo ne leen am na ay vidéo yu ma njëkk a def am na ay live yu ma njëkk a def yàgg leen expliqué ne leen pourquoi bëgguñu africain di jur pourquoi bëgguñu Afrique nangam parce que xam na ñoom fa nar a jëm te maa leen ko wax ci kanam tuuti di nga dégg ñu ne jël nañ bopp nit defaat ko ci beneen corps adapté wu na nice amul problème ñu expérimenté ko mettre nañ ko en point gëmloo ko nit ñi ne ku am les moyens ñu defal la ko ba tax na tamit même clonage ku ne xam ne clonage bi ñoom ñu ngi koy def tey sa xaj dee ñu cloné ko defaat la beneen xaj bu mel ni moom te lii ma la wax ku mu neex nga weddi ko ku mu neex nga gëm ko mais ku ko weddi dama nga def ay recherche lii ma leen di wax ni dafa am selon des choses réelles yu am donc kon ARN messager bi nga xamante ni moom la nar a forcé ci biir vaccin yi waxuma la ay séquences yi nga xamante ni moom lañ ci def muy ay séquences ay VIH1 type VIH1 wala ay séquences malaria wala nangam ARN messager bi non seulement day permettre ñu contrôler la à distance ci 5G dama ne ARN messager bi 5G bi lay permettre ñu mën la contrôler la fu nu nekk ñu xam foo nekk looy def looy wax lan mooy say envie suñ la bëggoon a assassiner léegi sur le champ ñu assassiner raison pour laquelle moo wax leen ko politiquement il ne veut plus des gens comme des gens yi nga xam ne dañuy am idée comme Thomas Sankara ko amee religieusement dañuy bëgg effacer yi nga xam ne dañoo gëm diine moo tax gis nga lii Touba Ndiassane billahi wallahi dem leen ngeen wax kilifa diine yéen yëfu ngeen baal ma ci kàddu yéen yëfu musiba leen dugal ci biir vaccin yi yéen yëfu musiba leen ci dugal pour lor askan wi parce que dama ne diine la ñuy xeex jëli ñu ñuul tuutal leen ñu bañ a jur mën a contrôler askan wi ñoom fexe nag am yeneen projet yoo xam ne nii nañ ko accepter techniquement psychologiquement pour que ñu mën ko mettre en œuvre yéen est-ce que di ngeen nangu rek Bill Gates jékki-jékki ne Bill Gates changé leen ko koor lekk na ci léegi nekk na ci koor xale bu ndaw gars yi da naan xale ba fan la dee nu mu dee kan moo ko jaay scandale bu rëy boobu noonu xam nañ ne ñoom mën nu ko tudd engagé wu te mën nu contrôler àdduna bi accepter li ñu ñenn ñi dante ba nga xam ne ni sax ku bëgg a jur doom da ngay bind demande jur doom jël sa maniw jël sa ovaire u jabar ñu fusionné ko dugal la ko ci benn verre ne la boo bu xale bi dina juddu fii ak 2 mois 3 mois nga jël si ko point très barre et quand on dit ça les gens nous disent que ñun dana dof wala ñun li ñuy wax ni wóoruñu wala li ñuy wax ni amul gars yi dama ne ce qu'on est en train de dire là dafa doon lu mel ni midi lu leer lan leen wax les gars allez dire à nos grands-parents allez dire à nos chefs religieux allez dire à nos chefs coutumiers à tous les politiciens gis nga lii il faut qu'on en parle il faut que ñu wax ci sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy xew jamono ji parce que lii xew bawul kenn amul couleur amul odeur lijjantiwul kenn bu ñëwee ci ñëpp lay dal dama ne en France il y a des gens qui refusent de se faire vacciner catégoriquement des hauts responsables te mën naa ci jël exemple ki nga xamante ni moom Pfizer ki nga xamante ni moom foofu action doon patron bi ne vaccin yi ak li ñu ci nar a def dafa jaay plus de 50% ci action ba pare moom ne il faut que ñu vacciner àdduna bi bu ñu bëggee mucc ci lii yaa may dégg il faut que ñu vacciner action génn naa tamit encore ne man dul ma ñëkk a vacciner nañ ñëkk a vacciner nit ñi pare parce que nit ñoo ñu war a vacciner mooy les gens pauvres nañ war a vacciner pour que aar ñooñu pare parce que ñun on a les moyens pour mën ci génn yéen a ngi dégg wax ji xanaa loolu mooy waxu golo dama ne moom bi mu déggee vaccin yi xam na ne vaccin baaxul gëmul loolu daf doon ragal soulèvement populaire am wala dara am mu perte maanaam ay action si tutee comme que moom maanaam wàññeeku mu jaay yenn action mi toog fële génn ne il faut que ñu vacciner askan wi pour que ñu mën a génn ci feebar bi nangam ñu laaj ko ndax yow da ngay accès mu ne man soxlawu may nekk en première ligne parce que j'ai les moyens pour s'en sortir il refuse catégoriquement de se faire vacciner
gis ngeen te ay vidéo yoo xam te ni ay Australie wala nangam ak nangam yéen ngi may dégg ay nit yu génn ñi dañ leen di vacciné wu leen de tijjiwuñ sax li nga xam te mooy caption bi nga xam te ne moom moo nekkoon ci biir piquet bi tijjiwuñ ko sax maanaam diñu dóor ñun duñu tekkal kon gars yi dafa am na ay mbir yi nga xam te ni ñun ñoo ko war a matal suñu bopp dafa am mbir yi nga xam te ni ñun ñoo ko war a gëmal suñu bopp ndax boo jëlee ku naan France député bi nga xam te ni dañ naan Jean Christophe Loko nga xam te moom mooy président UDI groupe parlementaire UDI en réalité gis nga Covid 19 prétexte la pour jël askan wi yóbbu leen ci gudda bu dul jeex dama ne taux de létalité bi maanaam taux de mortalité bi bu Covid 19 billaahi wallaahi watalaay ngandul c'est pas vrai du tout te li ëpp lu dee 90% yu diñ ne Covid ci ñi nga xamante ni dañ leen wax ne ñoom en réalité Covid 19 moo leen rey ay kàcc la kàcc yu wér laa leen wax kay billaahi xoolal génn nañ ci màggal génn nañ ci gàmmu génn nañ ci leen ñu xëy ñu ne kaay explosé na bëf kaay explosé na Sénégal masque waaw na leen imagine couvre-feu nangam cas communautaire yi nag les gars ay 50 ay 60 ay 70 cas communautaire est-ce que yéen comprendre dama ne sortez-vous xool leen Sénégalais yi li jëntuwul ay masque parce que xam ne ne Covid 19 bi mooy loolu ku gis ko Covid 19 dal ba mu sonn ba sonn wan ma ko vidéo bi loolu rek laa bëgg a xam ku Covid 19 rey du ma ne amul de mais dama ne ni nga ko waxee ne moom la amee wallaahi ni ko wax dama ne Italie bi ñu demee député italien yi dem député italien bu ñu demee danoo gis ay cercueils yu vide yu ñu doon enterré en Italie ak feneen États-Unis bu ñu demee dans les hôpitaux ñu lii moo fa am yenn sénateurs yi dugg dans les hôpitaux y a absolument rien du tout ici au Sénégal Mali ñaata cercueil leen jël fii Mali wala nangam ne Covid 19 nit ñi gën dara nekkutoon ci cercueil bi Sénégal dañ Covid 19 dafa am ñu ne taux bi nii la demee mais est-ce que Touba nekkul dañ faa jël li nga xamante ni moom mooy centre ba ma fa defoon dindi nañ ko ban centre lañ mettre en place wala yan centre de crise lañ mettre en place ci koñ yi ngeen dem gis fa benn affaire wala yan centre de crise lañ def mettre ko Pikine Thiaroye yenn capitales yi ay centre de crise yi nga xam ne ni ngeen dem fa gis fa ay nit wala ñu filmer ko protéger suñ ñi nga xam te ni moom mooy journaliste bi solal ko matériel qu'il faut pour que du ko mën a attaque mu filmer nit ñi teg seen bët amut gars c'est des conneries par excellence moo tax gis nga il va nous foutre c'est 4 saloperies par excellence c'est 4 saloperies lañu bëgg a fóotu mooy lan ay 4 séquences su VIH bi malaria ay séquences su malaria mu ngi ci biir vaccin bi beneen bi ci topp dama ne 157 séquences su brevet bu mu leen li ma doon sànq jaruma ci demaat beneen bi ci topp ñu ñett cee dugal ay nanoparticules lu naan vaccin yi nga xam te ni ARN messager leen ko bëgg a forcer par force ñu bëgg noo forcer yooyu noonu les gars dama ne toll nañ fa nga xamante ni pare leen bañ a nangu gis nga bés bi nga nangoo couvre-feu barke Alxuraan keneen dee ngeen bu couvre-feu bi duggee taf moo loolu te couvre-feu bi moom bu duggee moom beneen ba ci topp préparé leen sunu moodu yi nekk ñu ñibbisi déggu leen ma de te nga ku fi bañ ñàkk la ku ne ku dem Europe moom jàppal ne moom am nga nanoparticule bala ngay dem lan lay ñàkk force kon nag léegi nag li doon ñenn yi doon wax lu mel ni ay Sonko wala ñetti des lan doon wax leer na ku yóbbu toog bay de ku bañu dul la ko ku yóbbu toog bàyyi ba mu saf ku fi toogul bàyyi da ngay dem Europe ak nangam daan la ko duub bala nga buusi fii ñoom dañ la koy duub déjà fii sax ñun génn guñ ci kon donc il est temps que ñu revoir laat suñu politique sanitaire revoir laat suñu lépp suñu entourage kon bu leen sax espérer wala xëccoo ay visa ku fi xëccoo visa rek ñu ñaf la loolu noonu ngeen baal ma ci kaddu gi de ku ko fi ñaf boo demee nag la ca xew yoo la dese gis nga dama ne Sonko waxaat na ko waxate la toog leen ngeen bay importation bi nga xamante ni sànq gis naa ñu naan douane léegi am na 1000 milliards douane fa mu amee 1000 milliards pauvreté moom ngeen baal ma loolu moom benn parenthèse rek pauvreté yokku na Sénégal ñu dem ba nga xam ne ni ça veut dire que Sénégal moom du defar mukk day jëlee di lokk day jëlee di lekk jël lu baax ci moom yóbbu bu demee ba nga xam te ni importation mooy andi 1000 milliards moom pauvreté mënu ko wees gars yi ci namu musiba la ñuy namu ñëpp xamuñu sax lu ñuy nangu mooy lan xamuñu sax la ñuy namoo donc pour dire ñi xëccoo wala seen doom yi ngeen yóbbu à l'étranger pour que ñu jàngi vous prenez des risques ñi xëcc pour dem Europe ñu ngi jël ay risques ñu jël ay marchandises ñu ngi jël ay risques c'est le moment ñu andi beneen révolution mu neex mu naqari beneen révolution pour dire non à tous les produits yi nga xam ne mu ngi jóge ci Europe fabriquer notre produit développer suñu Sénégal gis nga ce qui nous guette autour de nous il faut être puissant et intelligent pour mën ci génn comment être puissant c'est pas financièrement mais mentalement am leen puissant yi benn moytu lu ñuy dugg suñu biir dëkk moytu ñu am ñu jóge suñu dëkk di oser di tukki pour jéggaani hôtel bi meilleur parce que ku ci génn ku ci bàyyi ñu lay ñàkk lor nga sa bopp ma xam leen ko ngeen koy dégg donc les gars fi bi dégg leen loolu noonu suñ ko bañee far fos nañ toog ci biir dëkk bi liggéey dëkk bi
parce que fi génn ñu ñàkk la ku fi génn ñu ñàkk la billaahi ku fi génn ñu ñàkk la waaw Ndiass Sall ziar naa la ku fi génn ñu ñàkk la beneen ba ca topp mooy buñ bëggante génn ci tey jii buñ ci bëggee génn nan bañ ñu ñuy forcer ak suñu matière première yi nga xam ne ñu ko jël di ko yóbbu ñu jëm koo transformer suñu bopp gis nga dama ne les gars bu leen nax seen bopp c'est pas Macky moo leen ci génne je vous le jure di politique sanitaire bi ñu adopté moo leen ci génne je vous le jure même les gendarmes les policiers autres génn la ngeen xoolee li jëntuwul sax ko sol masque barki alxuraanu karim xam nañ ne ay c'est des condamnés par excellence te li ma gën a métti ñoom tamit maa ngi leen di sensibiliser gis nga bu affaire bi ñëwee yéen koy ñi ko forcé yéen gendarme ak policier billaay wallaay te li ma leen wax noté leen bu vaccin ñëwee yéen ñi jël ngeen nekk ci première ligne bi ne dañ leen di vacciner wallahi ko ci nangu ci yéen mooy loolu ça veut dire que force ñaari affaire am sénégalais yi ne muut ñu vacciner ne force wala ñu def révolution Europe coupé la ñu doon jox yëpp ñu commencé am jafe-jafe te boobaa Macky mënul ci génn parce que amul benn politique industrielle économique dans ak emploi bu mu teg pour que sénégalais yi mën ci génn en cas de crise déjà crise bi mu amee rek gis ngeen li mu affecté Sénégal et problème yi la am moo tax gars yi gis ngeen réew bopp moo koy yor du nekk fi jàng da ngaa jàng da ngaa dof bopp moo ko yor gis nga les gars dama ne soxla ñuy sori on a besoin mu neexal mu naqar te bala ngeen koy xam billahi entre 2002 je vous dis ici même peut-être y a des gens de Pastef wala nangam ak nangam gis nga idée pas Thomas Sankara Mamadou Dia entre 2001 ba 2000 comment dire 25 autant pour moi 2021 ba 2025 je vous le jure ngeen di xam à quel point ngeen ko soxla installation nouvel ordre mondial bi forcer leen ay vaccin forcer leen seen façon de faire installé maanaam des choses yoo xam ne ni xeex diine commencé wàññi sa jur par force ngeen di gën di ñaxtu ñu ne da ngeen di ñaxtu ok kaay ñu woon leen ñun fi jot a def ñun fi jot a ñuux ay noonu particulier kaay leen bés téeb envoyé ay décharge électrique ngeen ne moot ñu gas suul yi ne leen benn ñi nga xam ne def ñu leen ko te ngeen yaakaaroon di jéggaani Europe pour mën a dund ñu coupé dund googu ngeen ne muut yaa may dégg maanaam forcing la ñuy def après mu neex mu naqari parce que ku ne xam ne Sénégal dañuy dugal pour dund parce que moo tax ngeen am 1000 milliards de francs CFA gars yi ma répété waat ko pour ñu soog a ñëw dugg si dama ne musiba yu nekk ci Covid 19 bi yu leer nag laa leen wax gis nga preuve yi ma leen wax ce sont des preuves leer ki nga xam te ni mooy professeur Luc moo gën wax ko nee na ci biir Covid 19 bi ñàkk yi nga xam moom lañ nar a utiliser ba ci boog wala boog Covid 19 bi sax dafa am ay fragment wala boog ay séquence VIH nee nañ am na ay séquence malaria ci noonu leen créé li nga xamante ni moom mooy épidémie bi te africain yi ngeen baal bu muusoon tuuti dinañ comprendre que lépp ci leen règne alimentaire lañ ko jaarale pour jox ko africain yi comme si africain ñun daal lu ne lañuy lekk goroog sax ak lu ne ñu lekk te chinois yi ñu gën a salte fuuf tubaab ba ñu gën a salte fuuf ndax ñun au moins dana situation bopp di utiliser ndox te loolu mën di def yéen nga may dégg comme si ñun lu ñëw rek dañ ko war a consommer les gars donc pour ñu soog a ñëw ma wax leen ne leen Sénégal ci kanam tuuti di ngeen dégg ñu ne Pfizer wala Moderna seeni vaccin moo ñëw Sénégal noté leen bu baax balaa boobu da ngeen njëkk a dégg couvre-feu yéen nga may dégg bu gën a tar ba fi amoon bu ñu jógee ci couvre-feu dañ naan solution bi moom mooy lan dinañ armer tellement suñu sécurité pour que ñu mën a kenn bañ a def émeute wala bu émeute amee mënuñu ko contrôler ñu accélérer bu dee les pays benn pays yu ko réussir gars yi defaat lu naan Covid 21 wala Covid 23 pour que gën a tiital ñi bu gën a fort créewaat virus bu gën a fort ñu xaar ko doomu aadama yi pour forcer leen ñu vacciner wu. bu dee nag bëriwul pays yu ko def yu mel ni Sénégal ñoo ko bañ nangam dañuy jékki-jékki mettre Sénégal sous quarantaine maanaam pays yu bëri du nangoo duggalanteeg moom du nangoo génnalanteeg moom pour que pousser sénégalais ñi accepter li nga xamante ni mooy vaccin yi. schéma yu nar a am laa leen wax de noté leen bu baax noté leen commencé naa ko fekkam déet ma commencé waat noté leen bu baax enregistré noté maa ko waxoon te du ma ci reculer yoota te on verra noonu lay demee dama ne possibilité yi la ñuy def bi ci jiitu mooy danaan Covid 19 deuxième vague déjà ñu ngi ci jékki-jékki na confinement obligatoire yaa ngi dégg bu gën a métti bu dee am na émeute ñu andi Covid émeute bi fekkee am na émeute ci biir émeute boobu ñu andi yaa ngi dégg ñu def lan ñu andi Covid 21 à condition que pays yi bëri am émeute bañ vaccin yi ñu andi Covid 21 wala ñu andi Covid 23 bu gën a tar bu gën a doy waar bu gën a contagieux bu gën a mortel boog autant pour moi malgré bu mortelee moom du mën a wàlle bu garaaw bi sànq wax naa leen ko nee naa leen ñaari mooy am gis nga mbas fekkee dafa gaaw a reyee wàllem du gaaw du mën a yaatu ndax ku mu dal dee nga fekkee nag du def dara reyam garaawul wala du def dara wàllem day gaaw parce que mën naa nekk ci yow ay fan ngay wàll ay nit di dem dara du la dal ñu faj la nga wér vite fait comme Covid 19 yi nga xam ne ay zinc vitamine C vitamine D artémisia mën na ko faj lii maa leen ko wax mën na ko faj ay dóor la li ñu ñuy dugal est-ce que ñu may dégg ñu continué waat ba tey schéma bi ñu ne
ñu ne amel la yóbbaale ko yaa ngi dégg ñu ne fekkee dafa bëri pays yi nga xam te ne dana am dafa bëri yu am émeute ñu andi Covid 23 wala Covid 21 force ko nit ñi mu gën a tar fekkee nag pays yi nga xam ne bëriwul yu am émeute dañuy jël pays yooyu mettre leen en quarantaine dagg seen relation ci marchandise ak autre noonu ci consommation pour que pays yooyu ñu mën a forcer leen ñu mën a obliger nangu vaccin yi est-ce que yéen a comprendre seen chemin est-ce que yéen a comprendre seen chemin wala bokk bu ñu demee ba amuñu pexe ñu dugal ko ci yenn produits yi nga xam ne dañ koy jéggaande ko dugal ci biir dëkk bi leen ko dugal mais yi nga xam ne dañ ko broyer xam nga boobu boo fa dugalee boo yëy ko leen boo ko boo yàqu mais ay boissons kenn du ko yëy da ngay guux rek mu dugal ko sa biir directement déjà commencé na parce que ñu ngi jox mais façon schéma yooyu leen am moo tax may leen njëleen schéma bi mu leeraat dama ne dinañ di commencé waat couvre-feu ne ku bëgg a couvre-feu bu tar ku bëgg a gën a circuler ñu vacciné la bu gars yi bañee vaccin yi ñu andi ko fi bu ko gën a tar bu gars yi que ne andi ko fi bu gën a ñu dëgër bopp gars yi andiwaat lu ñu koy wax di waay baare ñu fexe ba duñ lekkati fexe ba duñ consommer pour que mu ñu ko accepter xam nga may déggam déet ça veut dire que buñ tolloo foofu fa la ni jaar gëm suñu bopp wala ñu jaar fa nekk ay jaam ndax jaam mënta weesu ñu ñuux la mbir yoo xam luñ la bëgg a def la ko buñ la bëggee rey la buñ la bëggee nga dund buñ la bëggee contrôler looy def xam nañ ko foo déplacé xam nañ ko noo koy defee xam nañ ko moo tax ñu jël nanoparticules yi dugal ko ci biir vaccin yi Covid 19 prétexte la pour arriver à leur fin loolu nag maa leen ko waxee fii schéma yi noonu la ko gouvernement bi nar a defee incha allah te kenn du ci mën dara te benn ba ci topp may leen Pfizer wala Moderna bi nga xam te ni ARN messager bi nga xam te ni ñoom ñoo ci nekk di ko forcer di ko defar pour mu leer di ko ñuux ci biir vaccin yi ñoom ñooy gagné bu leen sax sonn vaccin yi ñëw Sénégal ñoo koy gagné noté leen bu baax. kon donc nag fan la ñu tollool lan mooy solution bi léegi pour tëj rek solution bi xam ne lan la mooy bi ci jiitu jël ñi nga xamante ni ñoom gouverner tul ay Bill Gates ak ñeneen ñooy gouverner suñu dëkk yi neex naqari barki alxuraanu karim ñoom leen ministère de la santé bu nangoon seen oto wallaahi du ndawale ci oto gavi bu nangoon otoom dëkk bi ñaaw ak yeneen des fois ngeen gis ñu ne état bi wàcc na nangam ay ambulance ak nangam ambulance yooyu ñoom dañuy dóor suñu xaalis ne jënd nañ ko nangam fekk ñeen ñoo leen ko jox yàgg na ay dóor la juste pour vous dire que ne leen solution bi lenn rek la def li patriote yi bayal suñu bopp sensibiliser ñi porte à porte wax ak kilifa diine yi ba pare dégager sans exception ñi nga xam te ñooy préfet France yi fi nekk wala gouverneur France yi xam ne Khalifa Niass sax moom keroog lu muy bëri problème wax na dëgg te wax yàlla tax keroog wax na dëgg te yàlla tax lu muy bëri problème muy lan muy musu ñoo fal président musu ñoo am indépendance et c'est clair et net mais forcé nag ay schéma ak ay tactique kese la ñuy def pour mën nu contrôler te contrôle bi nag dina gën a mën a am ci kaw ñu nangu ñoo jël leen def ñu mën na contrôler fu mën di toll c'est important est-ce que yéen ngi dégg donc pour vous dire que solution bi lan la sensibiliser nit ñi wax ak sénégalais bàyyi suñu bopp jëlaat utaat benn révolution ba nga xam te ni dañuy changer réformer suñu institution yi tegaat fi ñeen ñu bees ba xam askan wi ñu am baat nga xamante ni non seulement buñ amoon tey askan bu ñu defoon ab pétition rek am lu mat 1 million pétition rek gouvernement ba fa mën si nekk ñu dissoudre ko ci sur le champ est-ce que da nga may dégg impliqué chefs religieux ñëpp ci biir gestion dëkk bi et tout mais sans ay maquettes ay consorts bokk ci parce que ñoom sont des incapables ñu gérer situation bi ñoom ils ne sont pas là pour nous ñoom dañoo bëgg a bokk ci élite mondiale bi seen i doom ak seen askan bokk ci élite mondiale bi c'est ça qu'ils cherchent ils cherchent à se sauver parce que ñoom ils pensent que les gens ne peuvent pas sortir ci crise bi ñu ne nit ñi mënuñu ciy gën nit ñi mënuñu utile wala boog mënuñu kale pexe yi nga xamante ni moom mooy nouvel ordre mondial wala les gens riches wala les gens qui contrôlent le monde bi moom laa nar a def pour ñoom mënuñu ci gën ñoom ne dañuy fexe ñu bokk ci élite yi ñoom loolu la ñu jéem man lan la ñuy sauver seen po ak seen po njaboot léegi nag solution bi xam nga lan la mooy ñi nga xam ne ñooy sujet 3 yu ñu considéré ñooy am suñu fulla kenn du fi def couvre-feu kenn duñu vacciné bàyyi suñu bopp année révolution duñ may sax Macky muy am Macky sax duñ ko may muy am muy dem ba 2024 gis nga tànk yi ma leen wax defuñu ko billaahi wallaahi watallaahi dinañ nu pikir dinañ gëj a ngénte dinañ gëj a laax dëj yi dana fi bari est-ce que yéen may dégg danañ forcer nit ñi ay passeport vert pour nga voyager wala pour nga jàngi déjà suñu doom pour nga jàngi sax léegi da leen koy forcer wallaahi fa la nar a jëm man nag gars yi bu ngeen déggee ne jël si nañ ma dig rek amul problème su ma génne waatee bu ma amaatee yeneen yu leer dama koy waxaat preuve yi nag mu ngi fi yéen ak yeneen mu ngi fi nan wax lu leen neex mais du ma pipé yoota parce que état lu mu la nar a def da la koy def man ragaluma anyway dina yàgg sensibiliser sénégalais dama ne allez sensibiliser vos grands-parents qui sont au niveau des villages
on a tous des parents, on a tous des amis qui sont au niveau des villages. Allez les sensibiliser pour leur dire que garab vaccin boisson wala lu mën di andi ko may nit ñi qu'on n'accepte pas lépp lu ñuy dundee dañ ko bay même bu dee keccax kese la ñuy jël di ko sombi di ko naan même keccax lu mu naka ne ko sombi di ko naan wala di ko jël di ko witt di ko lekk na leen dugg ci loolu et révision catégoriquement li nga xam ne mooy ay couvre-feu ak deuxième vague ak troisième vague bi ñuy jël di ko fas su noppi c'est pas vrai toujours c'est des conneries par excellence. mais tey jii ñenn ñu mën a wax dëgg bu ñu ci gën a wax ne dégg ngeen ko di waxti ne li di waxti ne pour leen diaboliser ñi nga xam ne dañoo war a wax ñooñu waroon wax nag ñu ci ëpp bi noo mujj noppi parce que heure bu ñu génnee wax dëgg ji nit ñi di leen diaboliser wala nangam loolu mooy problème sénégalais moo tax ñu gaaw a gën ci problème bi man loolu rek laa amalum leen di wax di leen sant di leen gëm di leen wax gars yi de grâce situation baa ngi nii nag wax naa leen ko kaat yi moo nekk ci ngeen baa joxel kaat yi ñeent yii moo nekk ci vaccin yi ay fragment VIH ay fragment ay séquence VIH ay séquence malaria 157 séquences sax mënuñu ko expliquer mu jóg ci benn brevet yaa may dégg benn bi ci des bi ci nekkaat moom mooy lan mooy ARN messager mooy lan ay nanoparticules yi nga xam ne lay commandé foofu mën di nekk ñeent yooyu la bëgg ku bëgg nga dem ñu vacciner la ñu ñuux la ku ko gëm xayran ku ko gëm xayrun moo am kum neex nga dem ñu ñuux la mais man ñuuxuñu ma ñuuxuñu sama jabar ñuuxuñu samay doom ñuuxuñu sama waa kër kenn pikiru leen bañu ma ci ba jël jaas yi ñu dóor ma bal ma wàcc déjà pour mi leer buñ ma nee xolal sans maanaam carte vert wala passeport vert mooy tax ma mën a circuler fii Sénégal billaahi wallaahi may dox Dakar Njaareem ma koy dox mënuñoo fexe ba du ma circuler mënuñu ko parce que ñooxuñu ma ko te duñu ma contrôler amuñu bàqam naanatuma boisson tous les produits importés yu ñëw laalatuma ci benn dundul ci laa ko caaxaan sax wala ngurbaan moo ma ko gënal je me méfie et dinaa ko ne méfiwu dinaa ko ne def loolu nag laa leen di ñaan faites attention les gars loolu daal la amul lu ma ci wax mooy loolu maa ngi jégalu nag bu baax a baax samay sorti nag bariwul mooy loolu mais solution bi moo waxaat ko ngeen dégg barke rasulillahi ce sont des gens comme Sonko ce sont des gens comme Mamadou Dia nga xam te neewatuñ fi seen idéo mu ngi fi comme Thomas Sankara et autres gis nga dama ne l'Afrique il est hyper riche gis ngeen lu jàllo sax mooy puits benee ñu doon kàcc naan benn puits amutoon naan benn gutu gaz gën ko Sénégal billaay wallaay les gars yow leen jël leen seen i yàq ak seen i fula taxaw ne hé dafa doy yéen nag ñi nga xam ne yéen ay honnête ni yéen ñuy défendre naan ay couvre-feu parce que rasulillahi ñu ni njëkk a essayé ci yéen vaccin ci ngeen bokk billahi wallaay watallaay man maa leen ko wax ñu ni njëkk a essayé ci yéen vaccin yéen ci ngeen di bokk xam ne da ngeen recevoir ordre for force boo bëggee continuer ci administration for force ci ngeen ci bokk du mesure seen doom de ñoom vaccin yi leen di ñu ko ñuux ay ñuy toog ay ñoom Macky du vaccin yi c'est pas vrai loolu laa leen di wax gis nga foofu bu fa tolloo amu leen seen fulla mën a jël seen tumi sànni seen tëni sànni fa leen ne man xalaatuma ñu contrôler bon sens ah bon nattala sali ñun wax nañ ba suñu ŋaam yi ba suñu lexi ni bi wax na noo wax ba sonn sénégalais suba kenn du reproché dara te du nekk waxuñu suba nag ba ma jël di gars yi sëñ Fallou la ñu muñ man moom dara dalu ma bis bu ma jël see ba dara dal ma wala lu dara wax ko ma na leer dara dalu ma ñàkkuñu ma bu ma jël see moo duma ko pipé te lii ma wax maa tey maa ko wax te lu fu leer laa ko teg